salaamaaleykum mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziar tey nag ñu ñëw ci chaîne bi nga xam ni moo di Tivaouane Élevage TV nekk chaîne bu bees boo xam ni lépp loo xam ni rek ci wàllu élevage ci xaru laadum yi ci nag yi ci njanaaw yi ak ci lapin yeeg yëpp dañ ciy wax ñu nekk nag ci vidéo de lancement bi nga xam ni tey dañuy seet si sunu mbokk éleveurs yi fas yéene cee waxtaan ak ñoom ku ci nekk rek nga wax ñu nan nga gisee li nga xam ni moo di initiative bi nga xam ni ay doomu Tivaouane doomi éleveurs yu Tivaouane ñoo ko créé pour jëmale élevage ci kanam tey nag ñu ñëwoon fii seet si sunu benn mbokk éleveur boo xam ni ñu di ko wax Ilimane Thiam xam naa dañuy dugg rek wax ko laaj ko lan la xam ci li nga xam ni moo di Tivaouane Élevage TV. tey jii nag dañu taxaw ak koo xam ni sunu père Mor Dior Fall ki nga xam ni tey lu bari moo ñu koy xamal ci élevage bi tey li naan tombé waral ay gaaf mu ngi ci groupe bi. mais dañuy dem bay interview Ilimane rek mu egsi ma ni ko ça fait l'occasion comme yow yaay sunu kilifa ci élevage bi yow la ñuy njëkk a tàllal sunu micro nga wax ñu naka nga gisee li nga xam initiative bi nga xam ñu ngi koy def pour gën a wane visibilité bi nga xam ne élevage am na ko. auzu billahi samil alim mina seytaan rajim bismillahi rahmani rahim wa sallallahu taala ala sayyidina wa mawlana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waa Tivaouane Élevage TV kontaan naa trop. ndax li nga ko waxee rek tombé waral ay gaaf moom laa waxee sax man may soog a ñëw. ci li ma xalaat demoon. di dox ak mbokk. yoraale ay garab yoo xam ne docteur Sène moo ñu ko joxoon nutritionniste. moom Elimane soxla woon ko. mu am yu ma wàccee ngaay man bu ma dëppee jaar fi maa ngi naan ko du ma fa yàgg de. bon léegi far ma ñëw rek mu ne ma gaawal ñëw amul wàcc yàkkamti wàccal. am nañu kii bu bees ma ne ko yëg naa ko. mu ne bu ko defee yow sa wàll bu ko defee. nga mën a jokkoo ak ñoom waxtaan ak ñoom. kan maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp. di leen ñaanal rek bisimilah rahmaani rahim. ngeen eggale ko alhamdulilah alamina. comme am ngeen chance. daje ak man. ma nekk le premier bu ngeen di interviewé. moo tax ma commencé ñaan googu ma ñaan ci commencement bi. pour que lii. mu law ba faw ba faw ba faw. amiin incha allah waaw amiin incha allah naka nga gisee par rapport ak lan la mën a apporter élevage. nga xam ne am na Instagram dañ koy duggal Instagram YouTube ak Facebook. li ma kii damay laaj d'abord avant may continuer yéen li ma xamoon fii Reptel moo fi nekkoon. waaw léegi yéen bu ngeen nekk association. lu organiser ay foire. nit ñi di ñëw di leen di ñëw. nekk comme ñun ñi ñu ñëw def ay reportage ak nangam. yéen ngeen jékki-jékki ngeen bëgg gox bi nga xam ne foofu ngeen nekk muy région de Thiès. ngeen dëkk Tivaouane. ngeen bëgg fee génne lu mel nii lu bees yi. mu nekk une première. gisuma keneen ko def si beneen région. bu amoon dinaa ko wax. wala boobu yëguma ko. te defe naa li may ñàkk yëg bariwul. ndax lépp lu ñuy def rek dina ma ko yëgal. kon dafa nekk initiative boo xam ne alhamdulilah bi alamina. pour que amoon alhamdulilah bi alamina mën naa dajale. waa gox bi yëpp. ñu xam ne kat ndakati nag léegi am nañu. koo xam ne moo ñu fi nekkal. communication bu nu bëgg a def. si affaire foire. lu mu nu bëgg a def si lépp loo xam ne ay réunion assemblée générale ak ay lu mu mën a doon. concernant l' élevage. waa Dakar duñu si mën a dara. rajo duñu si mën a dara télévision duñu si mën a dara. kan lii ngeen xam ne moom ngeen door. ngeen def ko espèce chaîne YouTube. yàlla na nekk rajo. ak télévision. rajo télévision bu ko defee yéen si gox bi. non seulement éleveur ngeen. mais ngeen boole élevage bi. ak ba pare communication. waaw rafetlu naa ko lool. macha allah waaw dafa nekk loo xam ne macha allah rek. alhamdulilah ñu ngi lay jaajëfal bu baax sunu père Mor Dior Fall. waaw salaamaaleykum mbokki internet yi comme ni ñu leen ko waxee woon tey dañu ñëw seet si sunu benn mbokk éleveur muy Ilimane Thiam nekk éleveur bu mag wax dëgg yàlla yàgg vraiment di liggéey ay sujets yoo xam ne fii Tivaouane tey nag ñu ñëw dégg ko suñu micro Tivaouane Élevage TV di la laaj initiative boobu nga xam ni dañ ko def ngir gën a wane visibilité ci wàllu càmm gi nga xam ni moom la ñuy def ci biir dëkk bi ak partout dans le Sénégal lan moo ciy sa gis-gis. salaamaaleykum mbokku internet ñu ngi leen nuyu di leen ziar di leen jaajëfal di rafetlu ñëw bi ngeen fi ñëw mu jëm ci wàllu élevage di wax ni li ñu def nii yeex gee def laay wax parce que wax dëgg yàlla Tivaouane xawoon na manqué loolu te li sama benn waay wax Abdou Thiam mu ni xar yi comme que mënuñoo lekk lépp mënuñoo jëfandikoo lépp kon faaw ñu am lu koy génne di ko wane nit ñi teg seen bët kon dama naan lii kon wax dëgg yàlla dañuy ñaan yàlla daal fi mu bëgg a yóbbu élevage yàlla na ci lii teg loxoom ba yóbbu fu kawe kawe daal wax dëgg yàlla di wax daal kontaan nañ ci ñëw bi ngeen fi ñëw daal wax dëgg yàlla man daal su ma am looy wax dama naan yeex gee def la ñuy wax te li Baye Mor Dior Fall wax nee na
c'est une première mu gis ko ci association bu def lu mel nii xam nga bu nga dëkkee Tivaouane nekk ay ndaw dëgg yàlla bëgg lu avancé élevage Tivaouane moo waral lii waaw kon di ñaan yàlla gën a dëgëral. beneen bi ci des it dinañ am ay sponsor maanaam dinañ def ay demande de sponsoring comme ku mel ni yow nga xam ni da nga yore bijouterie bëgg sa visibilité gën a fës ci fépp dinañ def ay demande de sponsoring yoo xam ni publicité beeg kii bi loolu aussi naka nga ko gisee maanaam éleveurs yi dinañ wane seen i xar wane seen i lépp loo xam ne moom lañ def ci élevage mais en même temps aussi ku ci nekk yor sa bërëbu liggéeykaay di ci liggéey dinañ la dékk suñuy loxo pour wan la ni la carrément war nañ mën gën a fësal sa liggéey bi ngay liggéey. waaw effectivement sponsor moom ci lépp la baax parce que di nga gis koo xamante ne sax mi ngi ci benn roqam di liggéey yàgg fa loolu bis ngay xëy ñëw wax la wala nga dem këram jàpp ni ku mel ni amoon Tivaouane kon lii su amee wax dëgg yàlla dimbali na éleveurs yi mooy ku ci ne dañ la fekk ba sa kër dékk le micro wane say xar laajal li ñu ci bëgg a wax nga wax sa parcours fi nga jaar fi nga egsi xam nga bu dee wàllu sponsor tamit wax dëgg yàlla tamit dina jàppale lii parce que tamit lii ay moyens koy def du lu ndaw wax dëgg yàlla du ay moyens mën naa ni dañ démarré nii rek mais matériel yi nga xam ne moo ci war yëpp sax amagun ko te dañuy ñaan yàlla mu dem ba nekk télé sax laay wax ba kuñ ci woon dañ lay wane ànd rek faar mun mën dem def ko noonu ñaan yàlla daal mu jëm ca kaw ca kanam daal d'accord ñu ngi lay jaajëfal Ilimane Thiam salaamaaleykum mbokki internautes yi ñu ngi ci seen chaîne bi ngeen xam ni moo di Tivaouane Élevage TV nekk chaîne boo xam ni lépp loo xam ni lu jëm ci wàllu élevage ci lay nekk di ci dox ngir jëmale ko kanam tey jii nag ñu ñëw ci ki nga xam ni moo di benn éleveur bu mag ñu koy wax Matar Thiam ñu doon ko laaj rek initiative bi nga xam ni tey ay ndaw ñoo ko jëmmal bëgg élevage Tivaouane ñu jëmale ko kanam fësal ko ba ñëpp xam ko ak élevage Sénégal lan moo ci sa gis-gis sëñ Matar. waaw ñu ngi leen di nuyu di leen ziar. di leen masawu seen coono te xam ni yéen franchement li ngeen di def ñëpp kontaan nañ ci ndax li day jëmale élevage Tivaouane kanam ak élevage Sénégal ndax leeral TV dëggal Tivaouane élevage TV bi ngeen taxawal lu am solo la ci élevage Tivaouane ndax dina développer élevage bi te am na yu bëri yoo xam ni gars yi mën nu ko woon a gis mën nu ko woon a xam lii dina tax ñu xam ko gis ko te tamit dina tax internet fii nu ko waxati internet bi lépp gars yi di ko gis Tivaouane di xool seen élevage ndax am na yu bëri yoo xam ne ump na Tivaouane buñ ko gisee sax danaa ndax lii am na Tivaouane léegi lii nag dina bokk ci li jëmmal élevage Tivaouane jëmale ko kanam gën koo amélioré mu baax daal franchement lii moom kontaan nañ ci trop di leen remercier yéen ñu ko taxawal kontaan nañ ci franchement. beneen bi ci des aussi képp koo xam ne aussi éleveur nga ngu mel ni yow nga yor bijouterie di liggéey dinañ am ay demande de sponsoring yoo xam ni wala ay publicité yoo xam dañ leen koy demander su ngeen ko accepté bépp émission boo xam ne dañ koy def dañuy ñëw jël benn séquence boo xam ni jël la yow nga wax benn mot bu ko defee émission bu ñuy def rek dañuy jàllale yow sa publicité bijouterie Matar Thiam tel loolu aussi tamit nan nga ko gisee. waaw loolu tamit lu am solo la ndax tamit day doxal ñaari liggéey yëpp ndax tamit ñun lii dañuy bëgg sponsor boo xam ne dañuy xaw a jàppale waale ci liggéey bi te tamit dina jàppale waale tamit élevage Tivaouane ndax am na ñu bëri ñoo xam ne bu ñu gisee suñu bijouterie yi ñu yëngu ci élevage tamit dañuy xaw a jàpp daal loolu daal ñun franchement ñun taxaw nañ ci pour jàpp ci bu baax incha allah rabbi fan saa ñu soxlaa ñu ngi ci biir ñun moom pare nañ pour jàppale Tivaouane élevage TV ci lépp nag côté yëpp taxaw nañ pour jàppale ci waaw loolu moom amul problème incha allah rabbi bu dee ñun rek amul problème léegi ñun ñu ngi ci biir dinañ dugg jël benn émission boo xam ne ñoo koy sponsorisé su ko defee defar lépp yàlla baax na daal mu jàpp ci mu baax jërëjëf sëñ Matar ñu ngi lay jaajëfal Tivaouane Élevage TV. asalaamaaleykum mbokki internet yi ñu ngi nii di wax ak yéen ci chaîne YouTube Tivaouane Élevage TV mu di chaîne boo xam ni ay ndawi Tivaouane yoo xam ne ay éleveurs lañ ñoo ko créé pour bëgg a gën a jëmmal élevage yu Tivaouane tey nag ñu ñëw fii fi nga xam ni fi la gars yi di càmme ñu ñëw fekk fii kuñ naan imam Birima Mbaye ak kuñ naan Khalifa macha allah tey Birima ban initiative naka nga gisee li nga xam ni tey
jëmmal nañ ko nga xam ni pour gën a am may visibilité élevage Tivaouane ak élevage Sénégal parce que gis nañ ni càmm gi bari na ci loo xam dafa nëbbatu. waaw tey jii nag ñu bëgg gën koo fësal ñëpp xam li xew ci élevage bi ak liñ ci jot a liggéey yow loolu naka nga ko gisee. waaw waaleykum salaam Masata ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di am kontante si li ngeen xam ni moom ngeen di dox nii pour jëmbal élevage parce que moom laa doon wax léegi nii dara amul lu gën a baax élevage ak càmm ak bay parce que suñu borom moom loolu liggéey bu nekk nit mën na ko def te liggéey boobu yow yaa si dépense sa xaalis mais càmm nit mënu koy def moo xam bay la ak napp te suñu borom moom loolu moo tax boo leen jógee pour jëmbal ko dañ leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal liggéey bi ngeen xam yéen a ngi koy def suñu borom jàppale leen si ba fi ngeen bëgg a àgg rek mu àgg fa te kontaan nañ daal si. d'accord ñu ngi lay jaajëfal Birima macha allah mu nekk koo xam ni vraiment ku am passif la moom it ci li nga xam ni moo di élevage yu laadum fii ci Tivaouane kii nag ñu toogal mu di Khalifa Gaye di Grand Livre moom it macha allah nekk koo xam ni liggéey na ci élevage lu am solo tey Khalifa naka nga gisee chaîne bi nga xam ni moo di Tivaouane Élevage TV li nu jóg pour gën a fësal gën a leeral gën a wane li nga xam ni moo di élevage Tivaouane ak élevage Sénégal. waaw Masata ñu ngi leen nuyu di leen nuyu yéen ñëpp ñu ngi wax ni lii nga def nii Tivaouane dañ koo yéex a def parce que booy liggéey ci benn mbir pour ñu gis la nga war a am visibilité te boo jógee def visibilité pour wane ñun waa Tivaouane li ñuy liggéey pour àdduna bi yëpp mën koo gis loolu dañ ciy am suñu kontante ni wax ni lii boo ko defee defaloo ko sa bopp ñun waa éleveur Tivaouane yi nga ko defal mais kon yàlla na ci yàlla def jàmm ba nga xam ni loo ci wut rek ñun ñëpp ñu bokk ko ba pare ñu teg ko ci nga xam ni norme yi nga xam ni norme liggéey bu rafet lay doon amul ma Samba amul ma Demba ñu jéem a xool ñëpp Tivaouane képp ko am éleveur nga xam ne pitax ngay yor kanaara ngay yor nag ngay yor lépp ñu dem seeti leen wane leen parce que lépp doomi Tivaouane ñoo ko moom waaw loolu daal am nañ ci luñ ciy wax ci loolu. waaw loolu sax dañ la ci yokk leeral parce que boo gisee Tivaouane Élevage TV yamul rek ci li nga xam ne moo di élevage yu laadum man mii élevage laadum laay def xaw ma nag xaw ma pitax xaw ma leneen mais chaîne bi dañu jóg def élevage en général fexe ba ñi yor pitax ñi yor lapin ñi yor ay nag ñi yor leneen ak leneen même ginaaru poulet de chair yi fépp dinañ fa dem lu mu ci doon dinañ ko wane dinañ ko fësal ba nit ñi xam ni lii nit ki nekk lii moo ci ne loolu moom dinañ ci def lu nu man beneen bi desit amul éleveur bu mag amul éleveur bu ndaw même ñi nga xam ni sax nekkagun ay éleveur te am ambition doon éleveur dinañ fexe ba dëkk leen suñ micro fexe wan leen ni leen yoonu élevage nii la bu ko defee rek ñu gën leen a booster pour élevage jëm ca kanam beneen bi ci desit am na leneen loo xam ne aussi daf ciy nekk mu di tey jii bu fekkente ni Khalifa Gaye mu ngi yor xar yi ba pare yor beneen bërëbu liggéeykaayam Tivaouane Élevage TV pare na pour sponsoriser leen wala ñu leen di dawal ay publicité yoo xam ni day gën a fësal ñoom it ci beneen pàccu liggéey ba ñu nekk loolu aussi lan moo ci sa gis-gis. waaw loolu lu rafet la lépp pour gën a bokk sa liggéey gën a doxal comme jeune ay jeunes lañu Tivaouane liggéey am na fii ñëpp a ngi def di liggéey nga wane képp ko am sa liggéey nga wan ko loolu tamit lu baax lay doon te yokk affaire bi rek mu gën a rafet. waaw comme Tivaouane nga dëkk moom bëgg nga am nga ambition pour def lépp loo gis mu rafet pour def nga def ko parce que am na yeneen chaînes yi fi nekk ñi ngi def seen communication ñi ngi am terrain pour ñu jaay ñi ngi am boutique pour ñu jaay ñi leen di publicité yow da nga jug pour publicité waa doomu Tivaouane yi loo ci mën a gis ci luy rafet boo ko dugalee nit ñi gis ko defal man maa la wax loolu loo ci gis mu rafet defal waaw loolu moom doo ci am benn loolu ciy rëcc na rafet rek nga def incha allah dina baax incha allah waaw macha allah ñu ngi toog ak Pape Malick Gaye moom it nekk grand éleveur ci bergerie Khalifa et Malick macha allah tey jii Pape Malick ñu ñëwoon seet si leen def benn micro trottoir par rapport ak chaîne bi nga xam ni moo di Tivaouane Élevage TV nga xam ni chaîne bu bees la boo xam ni lépp luñ fi am dañ koy jàllale ci Facebook YouTube ak Instagram dara tax koo jóg nag lu dul gën a fësal élevage Tivaouane li nëbbu woon ñu génne ko liggéey yi liggéey ci suuf mu nekk loo xam lu am solo la ñu koy dugal ba monde entier bi yëpp di ci jot loolu nag moo ñu taxoon a ñëw tey pour laaj la ci initiative boobu yow naka nga ko gisee. salaamaaleykum wa rahmatullah mbokku élevage Masata ñu ngi lay nuyu bu baax di la jaar
di wax initiative bu am solo la wax dëgg yàlla parce que bi nga ko commencé dugal ci réseau yi dama ko rafetlu trop parce que man luy yokk élevage rek dama ciy jàpp ak nu ma ci mën a jàppee rek dama ciy jàpp incha allahu ba Tivaouane wala élevage am ci ndam surtout nag mu ñëw ci élevage yu Tivaouane ñu nekk mbir boo xam ne daal dañ ciy ñaan yàlla di ko rafetlu bu baax a baax yàlla def ci sutura def ci ndam loo xam ni waxuma la Tivaouane sax mais Sénégal gépp wala sous région bi yëpp duñ ci gis seen bopp. initiative la boo xam ne daal. bu am solo la wax dëgg fa yàlla. waaw yàlla na leen ci yàlla defal jàmm. ñu ngi koy xaar nag. ndax bis bu nekk nit ñi woo ma. di ma laaj ba xam affaire bi dafa dugal dafa commencé gul affaire man leen dina commencé. wax dëgg yàlla comme début bi nii nag. yàlla nañ ci dugg ci bisimilah rahmaani rahim. àggale ak seen sago ñu ñëpp parce que suñu yëf la quoi. waaw suñu yëf la ñu àggale ak suñu sago àggale ak alhamdulilahi rabbil alamin lépp loo xam ni ci élevage war nañ ko mën a fësal mu yokk élevage yu Sénégal incha allahu ngeen dox ci rek waaw yamale ñëpp rek incha allahu rabbi ñoo xam ni affaire élevage la bàyyiwul dara waaw bàyyiwul ginaar ñi yor ginaar yi ñi yor xar yi ñi yor nag ñi lépp la ñuy wane fësal bu Tivaouane ak département beeg waaw mën na dem ba law daal waaw lépp région du Sénégal bi yëpp ñu fay àgg boo ko defee rek ñu leen di gën a encouragé di la wax initiative bi lu am solo la wax dëgg yàlla ñoo ngi koy rafetlu bu baax a baax di xaar nag incha allah bu affaire yi tàmbalee rek waaw ñu commencé ñu nit di ci partagé waaw ku ko xamul woon ñu xamal la ko waaw ku bëgg a xam ci élevage yu Tivaouane wala élevage yu keneen fii ci Sénégal tamit ngay dugg ci chaîne bi am na YouTube Facebook Instagram am na yëpp incha allah waaw ñu leen ciy ñaanal yàlla ndam rek incha allah rafet na trop macha allah. amiin jaajëf Pape Malick kon ñu ngi lay jaajëfal xam naa rek comme ñu gën a leeral foofu rek d'ici 10 à 15 jours incha allah dinañ commencé émission yi di dem bergerie par bergerie duñ bàyyi benn bergerie nag na gaa yi pare sang xar yi ñu rafet defar poulailler yi defar nag yi na yëpp normal incha allah ci kàttanu yàlla lépp loo xam ne rek mu ngi ci biir Tivaouane ak partout dans le Sénégal dinañ ko fësal ba ñëpp xam ko ci monde entier bi jaa ngeen jëf. bët bu seet la ñuy xaar ngir ñoon ñu dem jooy du tax ñu des yuuxu du tax ñu gees bët bu seet la ñuy xaar ngir ñoon ñu dem jooy du tax ñu des yuuxu du tax ñu gees bët bu seet la ñuy xaar ngir ñoon ñu dem a dem jooy du tax ñu des a des yuuxu du tax ñu gees waaw salaamaaleykum mbokki internet yi ci comme niñ leen ko yàgg di waxee rek ci chaîne bi nga xam ni moo di Tivaouane Élevage TV nekk chaîne bu bees boo xam ni dañu bëgg lépp loo xam ni liggéey la ci wàllu élevage mu jëm ci wàllu xar yi nag yi poulet de chair yi pigeon yi ba ci lapin yi yëpp ñu fësal ko fépp fu éleveur nekk muy éleveur bu ndaw que muy éleveur bu mag Tivaouane Élevage TV dina la dékk micro ak équipe bi nga xam ni moom lañ àndal génne sa liggéey bi nga xam ni moom nga jot a liggéey ba nga xam ni monde entier bi yëpp dinañ ko gis beneen bi ci des duñu yam foofu mais képp koo xam ni éleveur nga aussi te yor bërëbu liggéeykaay boo xam ni bëgg nga aussi Tivaouane Élevage TV
di la ko jàllaleel partout ci émission bu muy def mu di wàllu publicité loolu lépp aussi dinañ ko wane dinañ ko fësal tey nag ñu ñëwoon fii ci bergerie Khalifa Sy Baye Mbacké ki ko moom di gérant bi di Ismaïla Sène tey nag fekk nañ fi nag ay yeneeni éleveurs mais dañu bëgg dalal ko suñu micro après ñi ci des incha allah dinañ leen kii Ismaïla tey Tivaouane Élevage TV ñoo la seet si woon li nga xam ni comme ni ñu ko waxee fii rek initiative bii ñu def pour gën a may visibilité éleveurs yi nga xam ni ñu ngi ci Tivaouane ak partout dans le Sénégal parce que bari na ñoo xam ne ñu ngi liggéey loo xam ne lu am solo la te fësul kenn xamu ko ba tax na tey da ngay gis éleveurs yi jóge Dakar wala Thiès wala feneen ñëw ni cëpp Tivaouane gis loo xam ne da leen yéem ñu jàpp ni lii est-ce que am na Tivaouane loolu nag moo gën a yokk a tax chaîne bi nga xam ni day jàll ci YouTube ci Facebook ak Instagram ñu créer ko rien pour mu wane visibilité bi nga xam ni éleveurs yi soxla nañ ko te it dina leen am fu xam dina leen fa yóbbu loolu tey moom lañ doon laaj lan moo ci sa gis-gis ci initiative boobu. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah comme ni nga ko waxee Ismaïla Sène bergerie Khalifa Sy Baye Mbacké maa ngi ziar Massata yow mi di borom groupe bi ànd ak sa équipe di gërëm président Assane Ndiaye sama doyen Cheikh Diène ak Cheikh Ndiaye maa ngi leen di sant bu baax d'abord li may njëkk a def mooy ñaanal initiative bi mu jëm kanam lool ndax dama bëgg toujours ndaw loo xam ne ni dafay créer kuy créer barki dem bi nga toogee fii laa ne la man créer naa MCAO boo xoolee pour ma confirmer ko damaa xëy dem Dakar indi tableau bi yaakaar naa bi nga ñëwee teg nga ci sa bët kon nekk na mbir moo xam ne nii bu ma gisee kuy def lu mel noonu tamit man dama cee ànd ak fair play wax dëgg yàlla macha allah initiative bi rafet na fi ngeen ci jublu tamit yal na leen fa yàlla yóbbu ak jàmm vraiment lu rafet la daal lu rafet la te lu rafet mënta passé lu rafet day gën a rafet rek mais rafet rek lay def élevage Tivaouane Ismaïla dafa nekk loo xam ni ñu ngi liggéey lu am solo mais visibilité bi amul dafa xaw a mel lu làqu est-ce que tey jàpp nga ni chaîne bi war na mën a nekk loo xam ni lu lépp di fësal la tey li ngay liggéey tey mu nekk ay sujets yu doy waar tey monde entier bi yëpp di ko gis loolu est-ce que jàpp nga ni chaîne bi war nañu am capacité pour def non chaîne bi mën na lu ëpp loolu ndax mën naa la wax ne la woo nga naar ci góoxub soow ndax boo xoolee man ànd naa ak rajo communautaire yi am lu ma leen doon defloo xëy na ku ma fekkoon alburaax mu am lu ma leen di defloo da ngay foog ne man damay caaxaan fay leen semaine 200 000 15 jours 300 000 et puis la ma bëggoon léegi fi nga xam ne man maa fa doon dem dematuma fa ndax rajo bi demal na ma fépp aussi chaîne bi moo ñuy yóbbu fépp kon yaakaar naa ne mbir la moo xam ne nii xambu daal moo ci gën a wóor sànni ci mat daal yal na ko yàlla gën a taal mu jëm kanam amiin yàlla li muy def tey jii chaîne bi kiñ ci njëkk a interview mag la ci élevage dañu dem ci Ilimane Thiam taxaw pour interview ko fi ñu taxaw Père Mor Dior Fall di koo xam ni ku ñëpp ràññee la ci élevage ni cëpp ñu ni ko chaîne bi mooy ki njëkk a dékk micro parce que yow mag nga ci élevage vraiment wàcc sa bopp comme ñëpp macha allah mu wax ci loo xam ni lu am solo la mu ni lii guléet mu gis ko association nekk di liggéey ba yàgg ci biir association bi am ci ay ndaw yoo xam ne dañu jóg pour jëmmal lu mel nii moom nee na mosu koo gis kon loolu sant yàlla la mais duñ def lu dul jekkas ndikowaat nii ñëw ci ki nga xam ni moo di bergerie Seydouna Mouhamad gérant bi di Cheikh Diène mu nekk koo xam ni moom it macha allah day liggéey lu am solo ci élevage Tivaouane nekk roy waay aussi Cheikh yow naam yow yu bëri sax intéressé wu la waaye nag lii foog naa ni buñ la ko expliquer dina la intéressé parce que nekk na loo xam ni vraiment élevage Tivaouane daal ak élevage Sénégal lañ bëgg a wane ko fépp tey jii ku nekk Chine ak ki nekk Hong Kong ak ki nekk États-Unis ñëpp xam ni bergerie Seydouna Mouhamad lii lay liggéey boobu lan moo ci sa gis-gis ci initiative boobu. waaw salaamaaleykum nuyoo rek man nag sama wax day xaw a ànd ak ree tuuti. waaw ndax il faut ma xaw a. dëgg la kii maanaam di sant di gërëm rek. di ñaan barke yàlla def ko ci. waaw Tivaouane moom. dama waxoon naa ko sunu foire 2015. lu mu am nanu xam ne ñun ñoo ko moom. lii nag sunu yëf la. dëgg la ndax yaa ngi ànd ak ay xale yu ndaw. ñuy doomi Tivaouane. kon nag maanaam dañoo am léegi sunu yëfi bopp. dëgg la waaw dafa am solo. ndaxte bu dee Cheikh Diène daa war a dem ba faneen di ko fa wuti. mën a woo doomi Tivaouane ñu defal ko. loolu moo gën a neex.
macha allah maanaam lii leneen ak leneen lu dul lii sax wala da cee war a topp. incha allah parce que ñun ñoo ko moom. élevage. maanaam mu yaatu na yaatu boo xamante ni fi mu toll nii xaarul kenn. ku ñëw day dem. ku ñëwul day dem. kon nag boo defee lii pour élevage Tivaouane ak élevage région bi lii day am solo ak département bi lépp. moo tax nag fi mu toll nii lii moom leen rek benn sikk daal laa ci gis. yeex gee def. waaw benn sikk boobu laa ci gis mais lii ndax yeex gee def mooy sikk ndax bu tey jii mu ngi nii nga may jël may wax. macha allah moo war a dem ci YouTube bi. waaw fépp kay di tas ci àdduna bi. maa la ko fépp sama gars yi Sandaga yi di ma gis. wallaay ak gars yi New York yi ak waa Chine waa Guangzhou waa yiw di ma gis. waaw loolu lépp kay yaatal la. kon nag nan ko jàpp. ñu xam ni nag suñu yëf la surtout loolu damay intéressé. nanu xam ni lii suñu yëf la. lu ñu ci war a def. ñii dugal publicité. ñii dugal leneen lépp xam ni seen yëf la. parce que dañuy gëm ni tey jii fi mu toll nii. bu ma ñëwee ngeen ni ma nangam ngay fay. damaa war a jàpp ni sax. boo leen mayee ma 10 000 lay fay. jàpp naa ni sax war naa fay 20 000. wala lu ko ëpp. parce que damay jàpp ni yéen. affaire bi du affaire waaw affaire Tivaouane la quoi. man loolu laa gëm man moom yow tamit yow mii sax di ma laaj sax xam nga ni man loolu laa gëm. dëgg la bu wér. waaw bu ko defee nag suñu yëf la. nañ ci jàpp. nañ ci jàpp mu comme la nu sëñ Abdou waxoon rek. mu bokk ci 5 premières yi. dëgg la Moussa Ndiaye moom da doon wax naa élève baax day bokk ci 5 premières yi. waaw nañ ci jàpp mu bokk ci 5 premières yi incha allah. Père Mor Dior Fall daal li mu wax lu am solo la mooy lii moom mu ngi koy door a gis association ci Sénégal bu dem ba tey ñi nekk ci biir association bi jëmmal lu mel nii mu ni mu ngi koy door a gis kon loolu sant yàlla la mais duñ def lu dul macha allah ñëw ci ki nga xam ni moo di Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye. moom it nekk éleveur bu mag macha allah yore bergerie Baye Mor Ndiaye nekk ci ñàndoxum di liggéey moom lu am solo ci élevage Cheikh tey ji initiative bi nga xam ni waa Tivaouane ñoo ko créé bu njëkk dañ daan dem di ko jéggaani ba Dakar ba fu ne ñuy ñëw fii ñuy fay xaalis bu bari pour rek ñu fësal suñu élevage tey ay ndaw yoo xam ni ci biir association Reptel lan nekk jëmmal ko tey jii jënd ay matériels yoo xam ni de dernière génération fas yéene fépp foo xam ni nit mu ngi fay yar xar wala bëy wala ginaar wala volaille ñu ñëw fexe ba génne ko ba partout dans le monde entier muy génn ñëpp di ko xam tey loolu Cheikh lan ñëw pour laaj lay lan moo ci sa xalaat. waaw salaamaaleykum Massata maa ngi nuyu mbokku internetu Tivaouane Élevage TV ñëpp di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay vraiment initiative bi rafet na waaw rafet na trop. parce que tey dama ni ku mënul toppandoo da ngay njëkkee waaw te it yàlla def na tey am na suñu association regroupement des éleveurs de Tivaouane pour la promotion de l'élevage laadum mu sosu ñu ci nekk Tivaouane di liggéey ba xëy ci biir association bi am ay ndaw yu jóg jëmmalaat leneen donc loolu dañ ciy sant yàlla. tey di ñaan encouragement boo xamante si nii ñëpp jàpp ci waaw parce que suñu yëf la waaw léegi ni ko sama grand Cheikh Diène waxee ak Ismaël rek mbir mi suñu yëf la parce que tamit li nga xamante si nii mënoo faa egg ñu jël sa produit eggale la ko fa donc kooku loo ko mën a fay ak loo ci mën di jàpp doyul donc dañ ciy santaat yàlla rek di ñaan yàlla si chaîne bi dem ba nekk seen télévision bu mag boo xamante si ni day nekk Sénégal ñu te Tivaouane di ko sago àdduna di ko sago ñëpp di ko sago aussi ñu ngi leen di encouragé di leen ñaanal yàlla li nga xamante si nii commencé ngeen ko ci bisimilah yàlla na def ngeen àggale ko ci alhamdulilah rabbil alamin ba ñëpp am gis ci seen bopp am ci réussite totale waaw vraiment loolu daal laa ci am lu ma ci wax di leen sant di leen gërëm quoi. macha allah Cheikh comme ni nga ko waxee rek mu nekk lu am solo ñu koy waxee nag fii ci Tivaouane Élevage TV nekk chaîne boo xam ni macha allah lépp loo xam ni rek mu ngi ci suufu caméra yi dinañ ko jël jàllale ko ci YouTube bi ci Facebook bi ak ci télé Instagram bi mu nekk loo xam ni nag duñ bàyyi kenn amul éleveur bu mag amul éleveur bu ndaw amul kiy yar ginaar amul kiy yar nag amul kiy yar bëy amul kiy yar lépp dinañ fa dem nga wax ñu li nga xam ni moo nekk ci biir liggéey parce que liggéey aussi am na ci ñoo xam ñu ngi ci élevage laadum bi te xamuñu lan moo ne ci volaille bi lan moo ne ci poulet de chair yi ku mel ni tey sunu grand Cheikh Diène nga xam ni macha allah xam-xamam màcc na ci wàllu volaille dinañ ko seeti buñ demee ni ko Cheikh ginaar yi lan moo ci ne mu expliquer ñu du ñàkk tey jii ku mel ni président Assane wala ku mel ni Cheikh am initiative
moom it ni xaaral ma dugg ci lii naka kazalika nag yi kazalika lapin yi kazalika leneen ak leneen élevage daal sans frontière la incha allah ci kàttanu yàlla dinañ fexe nag ba lépp loo xam ni rek nëbbu woon na Tivaouane Élevage TV leeral ko ba mu ni dàng ci bëti ñëpp te it mu nekk loo xam ni ci qualité bu meilleur lay doon tey nag ki nga xam ni aussi mooy président Assane xam naa dañ koy bàyyi mu ñëw toog nii mooy sunu président association mu di association regroupement des éleveurs de Tivaouane pour la promotion de l'élevage laadum moom it mu bokk ci ñi nga xam ni ñoo initié li nga xam ni moo di Tivaouane Élevage TV mu nekk loo xam ne lu am solo la tey président Assane yow xam naa du ma fi nekk sax di wax dama lay bàyyi rek nga expliquer gars yi macha allah parce que réunion yi ñu ci def ak vraiment waxtaan yeeg yëpp yaa ngi ci biir ba ci bi ñuy génn sax di dem di seeti éleveurs yi pour ñoom ñëpp ñu jàpp ci pour affaire bi mën a dem yaa ngi woon ci biir macha allah kon président lii yëf yi sa yëf la parce que yaay président Reptel bu Tivaouane tey ay ndaw yoo xam ñu ngi ci biir Reptel Tivaouane créé lu mel nii ngir gën a promouvoir l'élevage laadum loolu yow tey président lan moo ci sa gis-gis. salaamaaleykum mbokk Tivaouane salaamaaleykum internet yi di ngi nuyu di gërëm di sant bu baax a baax a baax Massata di rafetlu jotaay bi yàlla dafa dogal man dama génnoon sax peut-être lii dama ci tombé donc di leen gërëm di leen sant di gërëm aussi tamit ñi nga xamante ni ñoom laa fi fekk ku mel ni Cheikh Diène ñu koy nuyu tamit di ko gërëm di ko sant di nuyu aussi tamit Ismaïla Sène di nuyu tamit ki nga xamante ni mooy Cheikh Tidiane Ndiaye di kontaan ci seen jotaay bi macha allah ndax lii tam aussi ko war a def yu mel nii moo taxoon donc pour nit ñi mën a daje ñu xam ne aussi tamit élevage bi day boole mais du dàqale te xam ne aussi tamit ñun ñoo bokk lépp ci biir Tivaouane tey jii produit yi nga xamante ni tey jii moom moo nekk ci kër bergerie Khalifa Sy Baye Mbacké suba moom mooy ñëw sama kër gannaaw suba mooy dem toolu Cheikh Diène gannaawaati suba mooy dem bergerie Baye Mor Ndiaye bu Cheikh Tidiane Ndiaye mooy ñëw tamit sa bergerie donc kon tey jii ñun ñëpp dañoo bokkandoo di liggéey te xam ni tey jii par exemple ñoo bokk fi ñu jëm mais kenn ku ci nekk nag di nga am foo jaar mais ñun ñëpp su àggee ñun ñooy bokk daje donc may gërëm di sant li nga xamante ni tey jii par exemple mooy élevage Tivaouane wax dëgg yàlla li nga xamante ni élevage TV Tivaouane Élevage TV donc jëmmal na ko mu nekk pour fësal li nga xamante ni mooy produit Tivaouane c'est-à-dire loolu initiative la boo xamante ni man sama yëg-yëg bi ma ci am ak gis-gis bi ma ci am mooy que ni tey jii par exemple bu njëkk man andi naa fii déplacé nañu ay nit andi leen Tivaouane rien que pour fësal aussi suñu élevage tey suñu demee ba suñu borom bi dogal mu mën di jóge ci suñu biir ñu jëlaat ko ci suñu biir delloowaat ko ci suñu biir je pense que day nekk loo xamante ni vraiment liñ ciy rëccu mooy la Cheikh Diène waxoon ni mooy bokk ci li ko metti mooy yéex a tàmbali gi c'est-à-dire lim fii doo ko yéex a am bon bokk na ci luñ ci xaw a kii mais sant yàlla parce que dafa jotuloon mais bi mu jotee yomb na donc di leen ñaan yàlla jàppale leen ak équipe bi nga àndal parce que tey ji lii dafa professionnel sax parce que wax dëgg yàlla yu mel ni yàkkamti nañu di ko gis parce que day dundal day am lu muy dundalaat donc élevage bi tey ji ku xool ni mu demee ñëw fii tey ji par exemple xool produit yi fi nekk demaat ci yenn bergerie yi xool dem bergerie Seydina Mohamed xool produit yi fa nekk dem tey ji bergerie Baye Mor Ndiaye xool produit yi fa nekk mais da nga xam ne Tivaouane ñi ngi liggéey bu am solo di leen ñaan yàlla nag suñu borom bi jàppale ñu ba élevage Tivaouane ñu yóbbu ko ci ay niveau yoo xamante ni dana kawe lool c'est-à-dire loolu lañ ñaan yàlla te am nañ ci yaakaar bu wér ndax ay gëmkatu ay liggéeykat ñoo fi nekk te li ñuy def xam nañ ko bëgg nañ ko ku mel ni yow bi Massata dem nga tey ji par exemple recruter li nga xamante ni mooy doomu All Black yaayam nekk doomu la gazelle mu nekk loo xamante ni macha allah pour jëmmal pour yëkkati aussi élevage Tivaouane mais loolu tey ji par exemple dañ ciy gërëm di ci sant ndax ñun loolu la ñu ama jëli xar bu baax indi ko Tivaouane nit ñi jariñu ci donc ñun mënuñu am lu dul loolu te tey ji gis nañu tey élevage Tivaouane dox na dox goo xamante ni yegg na foo xamante ni macha allah fu mu toll nekk actuellement nii man tey damay def su ma xëyee suba damay ñëw fi bergerie Khalifa Sy Baye Mbacké ñëw ziar damay ñëw ziar parce que tey ji 3C moom damay def saay bu ma xëyee damay ñëw ziar ko parce que gis naa loo xamante ni aussi tamit wax dëgg yàlla dafa sut sama njort waaw te nit nag boo gisee loo jaaxal di nga wax ne lii jaaxal na la waaw muy mel ni tey ji par exemple fii ku fi ñëw gis 3C ni mu mel ak taxawaay bi ak jëmm ji mais nag lépp tam aussi ñu gërëmee ko sunu waa ji muy Cheikh Tidiane Diène Cheikh Diène macha allah moom moo def liggéey bu ni mel ànd ceeg ki nga xamante ni mooy Cheikh Tidiane Ndiaye ñu liggéey bu am solo yëkkati ko nag jox ñu ko pour ñu mën cee liggéey
pour jëmmal li nga xamante ni mooy élevage Tivaouane donc ñuy gërëm di sant daal fii xol bi dafa fees donc li ñu bëgg a wax bari na bari goo xamante ni jàpp nañ ni lépp sax mën ñu ko wax mais daal ñi ngi gërëm di sant bu baax di rafetlu jotaay bi di rafetlu Tivaouane élevage TV yàlla na ci suñu borom bi def barke yàlla na leen ko muurloo yàlla na nekk loo xamante ni dañuy dem ba wax dëgg yàlla da ngeen di am problème sax pour nit ñi bu ñu leen woowee pour ngeen di dem parce que day fekk émission yi day bari donc ñi leen di soxla di bari loolu la ñuy ñaan yàlla te yàlla na ko yàlla def ci barke yonent bi di gërëm équipe bi fi nekk di gërëm yéen ñi fi teew ñëpp di wax ne daal suñu xol sedd na trop franchement suñu xol sedd na ñu ngi lay jaajëfal. waaw président sànni benn xeer jam ñaari picc noonu lañ koy waxee parce que Tivaouane élevage TV yamul rek ci fësal élevage mais tey jii ku mel ni président Assane nga xam ni froide lay def ak climatisation dinañ ñëw ci moom bu ñëwee ci moom wax ko ni ko président ñun kat ñooy Tivaouane élevage TV lii ngay liggéey aussi yow ci élevage bi nga nekk mais am na ci leneen loo nekk ñu bëgg tey nga nekk suñu sponsor wala soit ñu lay jàllaleel ay publicité ci li chaîne bi nga xam ne mooy Tivaouane élevage TV loolu aussi mooy li ma naan sànni benn xeer jam ñaari picc loolu aussi nan nga ko gisee. waaw loolu mooy lare waaw loolu mooy lare sànni benn xeer jam ñetti picc kooku lare la. waaw loolu lare la di ñaan yàlla rek moom mottali parce que loolu aussi dafa am solo tey bu ñu xoolee mën nañ ni élevage bi nekkul métier Cheikh Diène nekkul métier Cheikh Ndiaye nekkul métier Ismaïla nekkul sa métier nekkul sama métier mais sunu borom moom moo dogal tey ji par exemple ñu bëgg élevage dugg ci élevage bi boole ko ak sunu métier kon tey suñu mën a gis loo xamante ni mën na fësal sunu métier ba la nga xamante tey ji par exemple xaw naa nëbb sax sunu métier suñ ko mënee fësal tamit dugal ko ci biir internet bi donc dana bokk ci lu ñuy gënal mais ne di ñaan yàlla aussi tamit ndaw ñi Tivaouane Sénégal fépp nañu jokk dugg ci biir élevage bi waaw nañ jóg dugg ci ndax élevage bi dara ngi ci te nit ñaa ngi ciy gis seen bopp aussi donc di ñaan yàlla aussi tamit loolu daal ñu fësal bi dana am solo trop mais kenn ku ci nekk comme li nga wax ci wàllu volaille bi wax dëgg yàlla nit ñaa ngi def volaille man tey ji man bëgg naa volaille mais xaw ma yoon wi may jaar sama waa ji muy Cheikh Diène xam naa bu ma ko seetee comme niñ ko fësalee nii su ma ko seetee xam naa dinaa mën a dugg ci volaille bi dana ma mën teg ci yoon donc yi am na solo daal yal na yàlla mottali te barkeel ci barke yonent bi. macha allah Tivaouane élevage TV mu ngi noonu kon nag mbokki internautes yi mbokki éleveurs yi na ngeen ñu xaar dans 15 jours incha allah émission yi dinañ tàmbali duñ bàyyi nag benn éleveur duñ bàyyi éleveur Tivaouane duñ bàyyi éleveur u Dakar duñ bàyyi éleveur u Thiès élevage en général lan wax dinañ dem fépp ci kàttanu yàlla ñuy ñaan yàlla ñëpp def ci ñaan ñëpp taxaw aussi jàpp ci mu gën a nekk loo xam ne daal luy gën a fësal élevage la di gërëm sunu techniciens yi ñuy gërëm Massey mi nga xam ni mooy le caméraman di gërëm aussi Pape Badara di gërëm Abdou Diop di gërëm aussi tamit Gassama macha allah ñooñu nga xam ni ñooy staffu technique bi waaye nag du ñu def lu dul aussi di gërëm ki nga xam ni moo di Ismaïla Sène mi nga xam ni moo ñu dalal fii tey ci plateau bi ñuy waxtaane li nga xam ni moo di ouverture Tivaouane élevage TV Ismaïla lan mooy sa kàddu gu mujj. waaw xanaa kontaan man moom vraiment dama kontaan ba xamatuma vraiment lu ma war a wax. ndax man dama jékki-jékki sama doyen Cheikh Diène yegg si bi may woo président sax naan ko Cheikh Diène yegg si na mu ne ma déggante na nu moom dina ñëw ci laa toog tuuti nga ne ma ndax yaa ngi sa kër man maa ngi fiy ñëw boo xoolee tey su ma jógee feneen ñëw dëkk ak yéen Tivaouane toog ba ngeen di am benn affaire bu ngeen di lancé ne nan dem kër Ismaïla kon safoo ngeen ma te man tamit safoo naa leen yàlla na leen yàlla yokk ba ngeen yëg ko waaw affaire bi daal vraiment sedd na sama xol lool sedd na sama xol lool doyen Cheikh Diène ma di ko ñaanal li jóge ci moom tey rogalaat ci biir Tivaouane yal na fa sax dak waaw ndax vraiment 3 heures du matin damay jóg uniquement jóg taal samay lampe pour xool li mu ma jox kon loolu lu sedd xol la waxuma mu am doom waxuma mu ñàkk am doom li mu ma jox sedd na sama xol kon Cheikh maa ngi lay sant di la gërëm président Assane vraiment ku lim juum suñu Cheikh sunu technicien yi kontaan naa bu baax a baax ci yéen asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum asalaam wa rahmatullah kon mbokk yi mu ngi noonu xam naa ci kàttanu yàlla rek lii ñu jot a wane dem nañ ci éleveurs yu nekk tàllal leen suñu micro pour ñu wax li nga xam ni moo di vidéo de lancement bi nga xam ni moom la ñu bëgg a jàllale mais bientôt incha allah fii ak 15 jours dinañ commencer di def émission yi muy jàll ci li nga xam ni moo di Tivaouane élevage TV ci YouTube Instagram ak Facebook mbokk yi jaa ngeen jëf merci beaucoup.